di leen sant ci seen tawaay bi fii tey parce que man maa leen woo parce que dama bëggoon ñu bokk ay documents am na ay information yoo xam ne bu ñu ko jotee kam dina tax askan bi gën a xam lan moo wundur problème bi ñuy wax léegi problème Comico dama bëggoon aussi fàttali ko ne que ci dossier boobu quartier musul jéem a disons def violence donc deful ci kanam jiitalul doole maanaam pour régler ko quoi li xoon mooy ne que dafa amoon ay militaires yoo xam ne bi ñu liggéey dañ leen joxoon ay kër ñu dëkk ci bi ñu libéré ñu bañ ñu ne duñ dem après ñu daal def ay démarches tout ça ñu ne ñoom nañ leen jox terrain parce que ñoom ñoo fa dëkkoon et comme état bi dafay joxe ne leen ko jox donc entre temps Comico bi nga xam ne dafa ne benn kuréel boo xam ne soldat ku nekk quartier mun nga ci bokk pour am kër Comico dafay ut ay programme partout bu si rek Dakar rek ay Thiès partout dafay ut ay parcelles di tabax di ko jox soldats yi ci njëg boo xam ne bu doon Comico ñu bari duñu am kër donc Comico entre temps ñu jënd terrain boobu ci état bi bu ñu ko jëndee depuis 2008 lañ ko jënd bi ko jëndee donc gars yooyu seen collectif bi ñu attaqué Comico devant la justice ñu ne pour que yoon niilal contrat boobu yoon ñuy yéeg di wàcc ba yoon jox dëgg Comico ne leen lii yéen a ko moom jënd ngeen ko ci anam bu amul benn werante mun ngeen jël seen àll léegi loolu bi mu amee ñoom ñu attaqué waat mais daal li am solo mooy ne ko yoon jox na définitivement terrain yooyu Comico léegi loolu bi mu amee Comico jël huissier également ne leen na ngeen génn donc loolu moo andi déguerpissement yi da ngeen xam ne affaire depuis 2008 la et puis ñan war naa leen sànq benn këyit ñoom ñëpp signé nañ ko maintenant nag ku bëggul gën bëggoo gën loolu moo tax loolu bi mu amee donc ñu jël Descos bi nga xam ne moom moo fi taxaw loolu mooy liggéeyam après ñu génne leen te bi ñu leen di génne aussi génnewuñu soldats yi nga xam ne ñoom libéré guñu ñooñu ñu ngi nekk seen kër ba léegi parce que libéré wuñu et am nañ droit dëkk fenn maintenant ñaareel affaire bi mu bëggoon wax mooy ne que ci 26 ci famille yooyu 79 famille yooyu maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent famille am na ci 26 maanaam ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne am nañ ay kër ci programme Comico yi déjà am na ñetti famille yoo xam ne am nañ kër Wakaam foofu en face am nañ fenn ay kër loué ko wan naa leen ko sànq jox naa leen tur yi am na ñeneen am nañ ay kër ci yeneen programme yi Yëmbal wala Comico donc ñooñu jël nañ seen kër loué ko ñooñu bénéficie nañ ci programme Comico yi te léegi nag nee nañ fii nga xam ne Comico daf ko ciblé pour seeni naataango yoo xam ne def nañ fa seen xaalis depuis ñii 10 ans 15 ans ne ñoom foofu lañ bëgg donc ñoom nee nañ Comico loolu warul def programme foofu ñoom nañ leen jox terrain yooyu te ñoom 26 am nañ ci ay kër Comico donc loolu moo njëkk am na 10 yoo xam ne ñooñu ay soldats lañ ba léegi c'est-à-dire le retraité guñu donc ñooñu génnewuñu leen mais ci fukk yooyu am na ci ñett ñu am kër Comico seen këru bopp ñu ngi ak seen këru bopp am kër Terme Sud ba pare ne du ñu génnewuñu leen sax waaye seen droit la ñu am kër foofu mais dañ bëgg a wax rek simplement ne ñoom bénéficie nañ ci programme Comico léegi kër yi nga xam ne Comico terrain yi nga xam ne Comico daf ko jënd ñoom ñi ñu koy xëccoo ak ñi nga xam ne seen naataango ñu ngi toog ñii depuis 10 ans fukki at juróomi at père de famille jéem a ut seen épargne def ko apport toog di xaar voilà ensuite lu ma bëggoon wax aussi c'est que dañu wax ne que Comico cadre yi lay liggéeyal maanaam sous-officier yi ak officier yi dama bëggoon naa ne loolu amul parce que Comico bi mu talee def ay kër ba léegi def na
4825 maanaam ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi kër programme am yëpp ñi nga xam ne Terme Sud Thiès Golf partout ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti kër ñaar fukk kër ak juróom ci loolu officier yi am nañ ci junni kër ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn kër sous-officier yi am nañ ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti kër ak soldats yi militaire am nañ juróom-ñaari téeméer ak fukk ak benn ak juróom fukk ak benn juróom fukk ak benn te li ma fàttali aussi c'est que du soldats yi rek même personnel civil yi ñi nga xam ne parce que quartier am na ay personnel civil ñii di liggéey intendance ñii di liggéey matériel et cetera ñooñu aussi am nañ ci kër yi am nañ ci kër yi maanaam kuy liggéey quartier rek personnel civil ak ñeneen ñëpp donc ñii am nañ ci kër yi également donc loolu mooy firndeel ne que li ñuy wax ne Comico dafa nekk fii pour cadre sous-officier ak officier yi ñu fàtte soldats yi loolu amul te aussi am na facilité yu quartier di def di encadrer nit ñi ba nga xam ne ku jógee mission ñu teete la encourager la pour que nga jël li nga am nga def ko apport donc ñu ci bari maanaam boo jël actuellement tey fukki soldats yow gis ñu am kër juróom-ñett yi Comico moo tax ñu am kër. ci famille yooyu yëpp juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent am na ci ñaar fukk ak juróom-benn yu am seen kër ci Comico yi ba pare loué ko te affaire dafa yàgg affaire depuis 2008 la woon 2008 nag koo xam ne yow bëgg ngaa génn te surtout nga am foo dem nga am sa kër d'abord jël ko loué ko ci Comico yi encore saa depuis 2008 kay ku bëgg a dem xanaa dem nga bu yàgg donc loolu moo tax maintenant nag li ñuy wax te ñooñ boo leen fa bàyyee parce que am na ay pères de famille aussi yeneen soldats yoo xam ne def nañ seen xaalis bu yàgg toog di xaar xamuñu ci seen condition lañ nekk peut-être dañoo loué toog di xaar programme bi donc loo gën a yàgg rek ñii ngay lor est-ce que ñi war nañ leen lor est-ce que yow di nga jël koo xam ne am na këram loué ko ak ki nga xam ne amagul kër teg na xaalis di xaar bu fekkee dafa am koy dimbali kay da ngay dimbali kii jël xaalisam dugal ko di xaar waaye kii am këram kay mun na ko récupérer donc li ñuy wax ne Covid beeg tout ça là yooyu yëpp je pense que du argument yu taxaw parce que ñooñu et puis ñooñu ay cadre lañ parce que yàgg nañoo liggéey amoon nañ lu ñu mën a ute kër maintenant nit aussi nag bu defee loo xam ne moom moo sàggan ba amul kër na wax dëgg yàlla nag